Décortica santé. ñu ngi leen di nuyu di am mbégte bu baax a baax di leen dalalaat seen émission Décortica santé ci ITV tey nag ñuy waxtaanee cancer yi nga xamante ne ñooy faral di dal xale yi bu ngeen demee ko fan yi ñu génn lañ doon célébrer journée bi nga xamante ne moom lañ jagleel xale yi am cancer ci àdduna bi yépp. Sénégal nag bu ñu xoolee xayma yi at bu jot lu tollook 200 ci ay xale dinañ leen nemmeeku ñu am cancer moo tax tey ñu koy waxtaanee ànd ci koo xamante ne xam-xamam dafa màcc ci wàllu boobu di docteur Mame Ndella Diouf di oncologue pédiatre fële ci hôpital Dantec ci centre d'oncologie bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax docteur. maa ngi leen di fay Adama. te di la dalal ci émission bi waaye balaa ñuy dugg ci sujet bi dañuy seetaan reportage yu Youssouf Konté bi nga xamante ne dem na ci centre d'oncologie bu hôpital Dantec amal ko foofu moom la ñuy seetaan dellu ci waat. ay tout tànk yuy dundee cancer ñu koy faral di nemmeeku lu bëree bëri fii ci Sénégal. ci at bii ju weesu 221 lañ nemmeeku fii ci service bi nga xam ne fa la ñuy fajee xale yi nga xam ne am nañ cancer ci hôpital Aristide Le Dantec. at bu nekk dinañ am 200 ba jàpp 250 xale yoo xam ne am nañu feebar bi donc lim bi at bu nekk day gën di yokk donc il faut ñu def ci ay jéego yu bare daal maanaam. ñu fekk fii ay liggéeykat yu ànd ak pas-pas lool di liggéey. ngir faj xale yi donte ni ñu ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe yu bëree bëri. am na yenn yu bëri yoo xam ne wax nañ ko ci xataayu service bi garab yi nga xam ne ñoom la ñu war a fajoo yi ànd ak chimiothérapie bi ordonnance yi léeg-léeg say njëgu yenn rajo yi njëgu opéré bi itam famille yi dëkkuñu fi ñu dëkk sore na paas bi dem ak dikk bi léeg-léeg saay fu ñuy dalloo itam pour maanaam mëtal seen traitement ba mu yegg parce que traitement bi bu yembul wër dina ci jafe bëggoon nañ daal nit yi jàpp ci bu baax a baax pour famille yi bu ñu ñëwee ñu mën a am seen diagnostic nu mu gën a gaawee seen traitement ñu am garab yépp ba mu yemb ba nga xam ne xale yi mën nañu wér parce que seen feebar lu mën a wér la. ci seeni kàddu ñu ngi fàttali ni ki seen limu liggéeykat yi bariwut loolu nag di tax seen liggéey di gën a metti jafe-jafe yi ni mel moom lañ nemmeekuwaat ci mbokk yi nga xam ne dañ fiy andi seeni ay tuut tànk. dañuy jànkonte ak jafe-jafe parce que xaalis amul doole amul ñun amuñu doole amuñu dara parce que koo xam ne sa añ ak reer da lay të bu sa doom feebaree feebar bu mel nii yem sa loxo yuuxu rek moo lay dese waaye nag pexe amul ñu ngi ñaan rek lu ñu waaye mën a dimbale ba président Macky Sall Marième Faye Sall ku ñu mën a dimbale rek na ñëw jàpp si dimbale ñii médecins yi tamit sonn nañ ci affaire parce que jàmbaar lañ ñun parents d'élèves yi nag parents xale yi ñun sonn nañ ci faju bi parce que suñuy dëkk jëkk fa sori da ngay ñëw paas ñëw da ngay obligé pour fanaan sa traitement jot doo mën a dem di ñëwaat kuñ ci dimbale daal ñu jël. di woote mi nga xam ne ñenn ci ay sénégalais dégg nañ ko ñu ci mel ni mbootaay bi nga xam ne day dox ci wàllum jigéen xale yi ak itam yar mi ñoom nag ñoo andil cadeau tout tànk yi. xale yi aussi ñu suñuy doom lañu vraiment ma xam ne li ñuy dund metti na waaw mag bu am cancer rek dafa metti waxatuma xale yaay aussi nit la rek soo leen xoolee rek xam ne que voilà doom bu feebar dafa metti daal donc ñu ñëw rek ñun tamit maslu ci àq xam nga il est vrai que le président de la République son excellence Macky Sall il avait 2018 la defoon année sociale ñun ñëpp ci def nag lu ñu mën ñun nous sommes des citoyens ñu ne nañ ñëw aussi apporter notre pierre à l'édifice. naam la seen doole bariwut waaye ñoom le service bi nga xam ne ñooy faj xale yi fii ci hôpital Aristide Le Dantec ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ngir faj xale yi ndax ci téeméer yoo jël juróom fukk ak benn dinañ wér ci fukk ak juróom ci weer wi ñu nekk lañ doon màggal bés bi nga xam ne moom lañ jagleel xale yi nga xam ne dañuy dund ak cancer xale yi nekk fii ci pédiatrie Aristide Le Dantec ñu defal leen bés bi nga xam ne am nañ ci mbégte lool. dangumani nisira kene yaroni femma kilay kala tanu banade jugudi danguma
ñu ngi koy jaajëfal Youssouf Konté ci reportage bi nga xamante ne amal na ko ci centre d'oncologie bu hôpital Dantec. Alors docteur, ñu gis ne cancer yi daal xale yi lim bi jéggi na dayoo, dinañ ci dellu ci waa ci kanam, waaye dafa am cancer yoo xamante ne ñooy dal mag, am cancer yoo xamante ne ñooy dal xale, c'est ça? waaw en fait cancer xale dafa am particularité ndaxte cancer xale ñu ci bëri cancer yu ñu mën faj ba mu wër la. xale cëram yëpp mën na jàpp cancer comme niñ leen ko waxee woon bi ngeen ñëwee ci unité bi cancer yi bi gën a bëri ci unité bi moom la ñuy wax leucémie, maanaam cancer ci deret bi. cancer dina jàpp rein mooy néphroblastome, dina jàpp ganglion yi mooy càkkaar yi, boobu bëri na xeetu cancer yu nekk ci biir, dina jàpp yax yi, dina jàpp yeneen xeetu cër yi am ci xale bi yëpp. mën na jàpp bët tamit. waaw day jàpp bët tamit, loolu am na muy rétinoblastome. donc cancer wu xale bëri na façon. su xale bi demee ba xaw a màgg ci lay am yeneen xeetu cancer yoo xam ne soo bëggee ci biir waxtaan bi dinañ ci ñëw. mais cancer wu mag ak cancer wu xale dafa différent ndaxte yi mun nañ ko faj ba mu wër, ndaxte yoo xam ne duñ ne daf ko judduwaale, mais si bu muy formé wu si biiru yaayam ci la yenn yi di am ba tax mu nar a def cancer. ay cancer yi dal mag comme cancer du sein, cancer col de l'utérus, de l'endomètre, cancer du côlon et tout duy faral di dal xale, parce que yooyu dafa am ay facteurs de risque yoo xam ne ñooy tax nit ki am ko, te il faut nga am benn temps exposition bu rëy ak jànkonteel facteur de risque bi ba am cancer boobu. par contre xale tout tànk la, màggagul màgg bi tax mu maanaam rencontrer facteur de risque boobu ba mu mun ko jox cancer. kon canceru xale nekkul loo xamante ne ni da koy judduwaale wala. am na yoo xam ne mun na ko indaale. mais am na yoo xamante da koy dal. waaw yoo xam ne da koy dal parce que dafa am nu mu bindoo, nu mu mooñoo ba tax moom dina mun a def cancer boobu, maanaam ay facteurs génétiques, xaw ma nag nan lañ koy waxee ci wolof, mais ay facteurs génétiques yu muy am yoo xam ne moom mooy tax muy def cancer bi. amul façon cancer xale boo xamante day héréditaire, maanaam da koy doon. comme rétinoblastome par exemple mooy ma cancer ci bët bi, papa ji day indi gène bi, yaay ji indi gène bi pour mu mun ko def yenn saay loolu mun na nekk héréditaire. am na tam li ñuy wax les cas sporadiques mooy yoo xam ne dafay ñëw am ci xale bi sans pour autant que ñu gis benn lien familial, benn cause familiale. sànq ñu ngi koy wax at bu jot dinañ xayma lu tolloog 200 ak 20 ci ay xale yoo xamante ne dañoo am cancer fii ci Sénégal. est-ce que mën nañ xam seen tranche d'âge, maanaam ñaata la ñu toll ci ay at xale yooyu nga xamante ne cancer da leen di faral di dal. waaw soo ñëwee ci unité ba di nga gis tranche d'âge bu nekk, dañuy recevoir xale yoo xam ne maanaam yu ndaw a ndaw lañu, ay liir yoo xam ne ay ñetti weer. mus leen am sax koo xam ne cancer am bu muy feeñ ñaari fukki fan ak ñett la amoon. waaw te dañuy jël xale yi normalement entre 0 et 15 ans, waaye xam nga dafa am benn tranche d'âge boo xam ne amul fu mu féete, maanaam ñi am ay 16 17 ans nekkaguñu adulte, mais ba tey nekkatuñu xale, ci diggante bi la ñu nekk, mais ñooñu ñun tamit dañ leen di recevoir dans la mesure du possible. yan cancer ngeen di faral di gën a gis. cancer bi nga xam ne moo jiitu ci unité bi moom maanaam mooy leucémie mooy cancer ci deret bi. daaw bi ñu xaymaawee nombre de malades bi ñu am ci année bi ñu ngi woon ci juróom fukk ak juróom ñett. voilà ñu am leucémie donc c'est moom moo jiitu. soo gisee ci 200 yi 25% yi leucémie la, donc mooy xale un enfant sur 4. waaw ci ñeenti xale yu nekk kenn ki naka ci am. alors diagnostic façon cancer yooyu nan lay demee, dafa am loo xamante ni day njëkk a feeñ ci ñoom, yaay yi war see bàyyi xel surtout comme ñooy gën a nekk xale yi, nan lay demee. loolu yi ça dépend ci chaque type de cancer. par exemple soo seetloo canceru bët bi maanaam rétinoblastome, xale bi dafay judd
ngay gis yenn saa yi même si photo ngénte bi ngay gis suñ ko photo mu gis per bu weex bi si bët bi wala xale bi di jël mu judd di jël bi insister sa boobaa yaay ji daf ko war a jël mu yóbbu ko si hôpital ñu saytu ñu xool lan moo tax bët bi di def noonu waaw donc lii nga xam ne moom la ñuy namm si yaay yi mooy ñuy seetlu seen doom su nekkee ne par exemple leucémie bi la xale bi dafay faral di feebar di def ay fièvre tout le temps nga faj tey antibiotique mu tane suba nga dellu mu defaat même chose c'est-à-dire mu xiiboon torop xam nga tànkam bëri hôpital muy furi maanaam muy anémie nga gis ne coloration bi dafa furi daal nga gis tamit mu yomba nàcc comme suy brosse di nàcc lu bëri wala di bori wala yeneen signe saignement comme ça suñ ko dóoree nga gis mu tërgal def deretal daal deretal affaire yu demee noonu fièvre bi tam nekk fa lu yàgg loo xam ne presque dara du ko dindi da ngay def traitement ba sonn du dindi yenn saa yi nga seetlu ay caqaar yu bëri yoo xam ne dañuy dijj nag duñ nekk caqaar yu ndaw yi nga xam ne soo amee taab wala am benn infection bu ndaw moom mooy des mais caqaar yoo xam ne day xaw a dijj ëpp ay 2 centimètres ba pare xaw a tasaaroo si yaram bi yenn saa nga gis biir bi xaw a rëy nga xam ne am na ay donj si biir bi donc loolu yëpp ay signe leucémie la yu ñu war a seetlu cancer au rein bi par exemple da ngay gis xale bi yenn saa yi mu saw deret day saw deret su sawee deret il faut nga yóbbu ko hôpital ñu xool ndax infection la parce que infection tam mun na indi loolu am na benn parasitose bu am fii si Sénégal bilharziose tam day def saw deret mais néphroblastome maanaam cancer au rein bi tam xale bi mun na saw deret ba pare nga seetlu ne biir bi dafay màgg bu gaaw parce que donj bi si biir mu ngi multiplier wu tumeur baa ngi jël volume donc loolu xaw na yomba seetlu. mais est-ce que yenn saa yi du ngeen jànkonteel un diagnostic tardif mun nañ seetlu loolu ñu yaakaar ne leneen la dem di traiter leneen. dem ba affaire bi jéggi dayoo. ñu doog a xam ne cancer la da ngeen di faral di gis cas yu mel loolu bëri na torop diagnostic tardif moom mooy suñu problème bu gën a rëy parce que am na feebar yoo xam ne day xaw a niroo ak feebaru cancer bi au début donc mun neen sax dem hôpital tase ak koo xam ne formation wam taxul xam-xamam màcc si détecter cancer si nu mu gën a teelee donc instant boobu noonu mun na retarder diagnostic bi te dama koy namm di fàttali tout le temps plutôt maanaam mu gën a teel ñu def diagnostic bi si la ñuy ëpp chance pour mun a faj xale bi ba mu wër parce que si la ñuy mun a gaaw a jël en charge feebar bi ak jox garab yi war te yaramam répondre ba mu wër si feebar bi. ci wàllum prise en charge bi sax yaa ngi koy wax léegi nan lay demee faj bi. faj bi moom su nekkee xale bi egsi na si unité bi li ñuy njëkk a def mooy gaawantu pour def diagnostic précis. ndaxte xam nga cancer. feebar boo xam ne la tamit nañ ko wax c'est sérieux du feebar boo xam ne war nga ci juum xam nga walla nga bañ a joxe li war daal ndaxte garab yi ñu utiliser ay drogue la sat da lay dimbale nga wér jàppale la pour nga wér walla su nekkee ne waroo ko woon jël mun na laa lor donc diagnostic précis ak diagnostic bu gaaw moom la ñuy njëkk a def soo egsee li ñuy njëkk a def mooy def examen yi war yépp pour xam ne vraiment cancer bi type bii la stade bi la toll suñu paree si loolu dañuy def li ñuy wax bilan pré-chimiothérapie parce que tamit suñu lay jox chimiothérapie il faut ñu seet ndax sa yaram àttan na ko. xale itam dañuy def chimio. waaw chimio dafa diis. mais loolu moo ëpp si traitement bi parce que ñun suñu unité mooy unité bi ñuy def chimiothérapie donc ñun loolu rek mooy suñu liggéey. suñu soxlaa chirurgie dañuy am ñu ñuy liggéey ñu nekk soit ci hôpital bi walla ci beneen hôpital pour ñooñu opérer leen suñu soxlaa radiothérapie tam parce que du cancer yépp a ko soxla dañuy liggéey ak ñeneen ñoo xam ne ñoo leen defal radiothérapie mais cancer wu xale cancer boo xam ne chimiothérapie moo ci ëpp wàll ci faj bi donc. te chimiothérapie boobu mën na durer combien de temps. ça dépend waaw parce que gis nga am na cancer par exemple ci càkkaar yi. traitement bi day nekk à peu près 6 mois maanaam juróom benn weer su nekkee cancer ci rein bi ñaari façon la am na boo xam ne dafay njëkk a def 1 mois traitement après mu def 27 semaines donc 1 mois ak 27 semaines mooy à peu près 10 mois
pour mu def traitement bi yëpp am na beneen boo xam ne 1 mois ak 34 semaines donc à peu près dina xaw a jege 1 an traitement boobu par contre bi gën a gudd nag mooy leucémie parce que leucémie te moo gën a répandu. waaw moo gën a répandu leucémie traitement bi ñetti at la ñetti at la mais du ñetti at yoo xam ne da ngay toog ci hôpital bi déedéet da ngay am ay rendez-vous da ngay am ay rendez-vous premier mois bi voire 1 mois et demi moom da ngay hospitalisé ci biir hôpital bi doo génn parce que si le traitement bi di gën a intense lay gën a fort ba pare ci ngay ëpp def risque ay infection ak yooyu donc il faut ñu denc la hôpital pour mun la surveiller pour mun a la saytu bu baax sa yaram ak jox la garab yi nu mu waree parce que garab yoo xam ne dañ koy joxe suba ak ngoon la donc il faut xale bi nekk ci biir hôpital bi su paree day am ay rendez-vous yoo xam ne chaque semaine la loolu day xaw a gudd ak yeneen rendez-vous yoo xam ne suñ demee ba sa phase d'entretien bi nga xam ne moom mooy durer 2 ans phase boobu day ñëw rendez-vous 1 fois par mois parce que garab yi muy jël daf koy naan 1 fois par mois lañ koy defal piqûre sat ci loxo bi wala ci ndigg bi donc loolu noonu leucémie moom moo gën a gudd traitement wax dëgg neex. naka ngeen di gérer j'imagine que c'est pas facile comme cancer rek yombul ci mag waxantuma la xale. boo xamante ne mu ngi suivre un traitement ak chimiothérapie. nu mu diisee. naka ngeen di gérer xale yooyu nga xamante ne ni soxla nañu xëy na épanouissement wala ñuy dalal seen xel di fo ak ñoom di ree ak ñoom bu ko defee traitement bi bañ a diis ci ñoom torop. waaw loolu moom ñu ngi ci def ay jéego yu rëy parce que en juillet dernier mooy juillet 2020 am na benn projet bu commencé boo xam ne Fondation Sanofi ñoom ñoo ko financé pour accompagner xale yi en fait ñoom Covid bi moo taxoon sax pour ñuy jàppale xale yi mais ci biir ñun dañ leen ne il faut ñu am équipe psycho-oncologie maanaam ay psychologue ak ay ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci pàccum foo xale psychomotricité compte thérapie ak yooyu yëpp pour ñëw jàppale leen pour wàññi maanaam diisaayu cancer bi pour dalal seen xel ak bégal leen donc am nañ psychologue yoo xam ne dañuy gis xale yi di gis parents yi ndax taxam itam ku sa doom am cancer yow di nga nekk ci benn naqar di nga nekk ci benn métit donc il faut ñu dalal la waxtaanal la permettre le espace boo xam ne di nga ci mun a wax ci ay groupe de parole ak ay entretien individuel donc loolu parents yi dañ ci bénéficier ak xale yi nga xam ne am nañ âge bi ñun tamit ñun personnel bi dañ ci bénéficier parce que man par exemple maa ngi ci unité bi depuis 2009 sama mag bi ma fa nekkal docteur Fatou Bintou Diagne moom mu ngi fa depuis 2007 donc maa ngi fay def 12 ans ren moom mu ngi fay def 14 ans xam nga li jaar ci xale bëri na bi ñu defee xayma bi barki démb ñu ngi ci 2680 malades maanaam ñaari junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñetti fukk xale yoo xam ne faj nañ leen ci biir unité bi xam nga loolu bëri na te xale yooyu yëpp macha allah presque suñu loxo la ñuy jaar xam nañ leen ñu ci bëri wàññeeku nañu donc poids boobu ñuy accumuler tamit ñun tam il faut ñu am fu ñu toog waxtaanee ko pour mun a continuer mun a avancer donc équipe psychologue bi loolu lay jëriñ muy ñun muy infirmière yi nga xam ne ñu nga fa tamit également dañ leen defal ay activités am neen art thérapie yoo xam ne dañ leen di jox ay papier ñuy dessiner après kooku daf koy interpréter da ngay gis ne xale bi am na yëg-yëg te mu ngi koy traduire ci kayit bi ci dessin bi après dina am compte thérapie koo xam ne day ñëw toog ak ñoom waxtaan léebal leen et tout ak psychomotricité koo xam ne da leen di permettre pas ñu def gymnastique mais au moins yëngatu tuuti ak accepter seen schéma corporel parce que am na ñoo xam ne ci opération yi dañu obligé wàññi seen cër am na ñoo xam ne wàññi leen seen loxo am na ñoo xam ne wàññi leen seen tànk parce que cancer bi moo jàpp cër bi ba mënatul baax donc il fallait ñu wàññi ko. mais est-ce que am na ñoo xamante dinañ wër carrément. waaw bëri na dañuy am na ñuy wër nag. taux de guérison bi mën nañ am idée. taux de guérison bi ci cancer yëpp confondu day nekk 51% maanaam à peu près 1 enfant sur 2 dina wër léegi nag dañu gënante par rapport dañu tanewante par rapport ak maladie bi par exemple soo gisee rein bi mooy rognon bi su nekkee ne dafa def cancer taux yi ñuy am dina nekk autour de 64%. su nekkee ne caqaar yi lymphome yi
comme Hodgkin loolu c'est un peu technique xam nga terme médicaux la mais bon turu feebar bi la dina nekk autour de 70%. Donc waaye par exemple bi ñu gën a sonal muy leucémie te gën fee bëri moom taux guérison bi bëriwul autour de 20% la. maanaam un enfant sur 5 va être guéri. sànq yi nga koy gis ci reportage bi ngay wax ne centre bi dafa am ay jafe-jafe ci wàllum kii bi promiscuité maanaam dafa xat. mën nga dellu ci waat ci loolu ak naka ngeen di liggéeyee capacité d'accueil beeg problème yi nga xamante ni da nga koy jànkonteel. waaw xam nga centre bi ci biir hôpital Dantec la nekk ci service pédiatrie. donc ñun benn partie premier étage bi la ñuy utiliser. donc suñu capacité 26 lits la maanaam ñaari fukki lal ak juróom-benn waaye benn centre bi la ci Sénégal amul beneen. moom kese la donc normalement ku am cancer te nekk xale ci ñun ngay ñëw. xam nga kon mënuñu nit woo la ne la am naa malade boo xam ne mu lii lay présenté yow ci sa wàllu bopp nga xam ne vraiment lii cancer la nga ne ko awma place donc amuñu choix. dañu obligé jël maladie ce qui fait que lal yi bëriwul donc ñi nga xam ne seen néeg ñaari lal moo ca waroon nekk dañoo obligé xajal fa lal yi ñu nekk ñeent yenn saay lal yépp fees ba nga xam ne malade bi day obligé ci diggante ñaari lal ñu teg fa matelas pour malade bi mun a tëdd pour mun a recevoir traitement bi donc xat na. mais est-ce que am ngeen kon personnel bu doy ngir prendre en charge loolu yëpp. ah non personnel bi moom doyul parce que benn unité bi la man ak docteur Fat Bintou ñun ñoo fa nekk ñun ñaar ak ren le hôpital recruté benn médecin pédiatre docteur Awa Ndiaye Ndir donc moom moo ñuy jàppale ci liggéey bi donc ñetti médecin ñoo fa nekk. infirmiers yi tamit seen lim bëriwul dañuy am ay stagiaires maanaam ñi nga xam ne dañuy jàng pédiatrie ñuy jaar ci service bi di liggéey ak ay internes yoo xam ne dañuy nekk ak ñun ñu seddoo liggéey bi mais wax dëgg neex yàlla service bi doyul. kii bi personnel bi doyul benn yoon. mais gis nañ ni tamit bëggoon nañ xam bu canceru xale yooyu nga xamante ne lim bi tamit néewul. Est-ce que Sénégal gis nañ ne jël nañ ko suffisamment en charge dans les politiques sanitaires wala dañ ko xaw a néewal doole. maanaam ni ñu ko jàppee. moo warul su ma ko bëggee wax ci nasaraan on n'a pas pris par le bon bout. xam nga dañ naan canceru xale c'est 1% de tous les cancers xam nga suñ ne 1% de tous les cancers mun nga ko néewal. waaye ñun fii Afrique suñu population dafa jeune. suñu population ay xale yu ndaw lañu ba pare lim bi mënuñu wax exactement lan la ndaxte amul ay études statistiques yi nga xam ne adapté au contexte africain yu mun a wax ne tant d'enfants ñooy am cancer chaque année waaye suñu extrapolé maanaam xool ci tubaab bi jël seen pourcentage appliqué ko normalement du 220 enfants ñoo am cancer Sénégal. lim bi ëpp na ko fuuf ñu ngi ci autour de 800 mooy juróom ñetti téeméer xale yu war a am cancer waaye xale yooyu yëpp duñu egsi ci unité bi parce que dañuy manquer moyen pour egsi parce que yenn saa amuñ fu ñu dal fii Dakar ba day tax dañu naan mënuma dem Dakar nekk hôpital te faj bi yàgg na donc je préfère toppatoo yeneen xale yi kii li ci yàlla def ñu nangu ko donc yeneen ñi tamit parce que dem nañ hôpital demaat gisuñu tan ñu wëlbatiku tourner ci maaman yi ba nga xam ne seen diagnostic finalement duñ ko def duñu xam ne cancer la ba xale bi mara détail ñu ñàkk ko te fekk duñu xam ne cancer la woon. te dañ naan traitement bi dafa cher tamit. waaw traitement bi dëgg la ne cher na soo ko xaymaa cher na waaye lu mel ni hôpital bi def na effort yu rëy parce que hôpital bi nangu na parents yi fay fukki junni pour at donc fukki junni la ñuy fay suñ ko fayee mooy hospitalisation bi at bi yëpp mooy également bilan yi nga xam ne am na ci hôpital bi ñoom duñ ko fay mooy également rajo yi nga xam ne am na ci hôpital bi tamit duñ ko fay mais su nekkee dañu soxla yeneen rajo
yoo xam ne comme ay scanner échographie parents yi dañ koy fay su nekkee dañoo soxla yenn analyse yoo xam ne si yeneen labo yi lañ ko war a def tam parents yi dañ ko fay te tamit xam nga depuis octobre 2019 gouvernement bi dafa dox initiative gratuité de chimiothérapie maanaam yombalal maladie pajum cancer bi waaye bi mu koy def du woon pour canceru xale yi pour canceru jigéen ñi la woon léegi si cancer jigéen ñi am na ay molécules chimiothérapie ay drogues yoo xam ne ñun ñoo koy niroole ñoom dañ koy utiliser ñun tam dañ koy utiliser donc permettre ne ñu jël si garab yooyu mais balaa loolu depuis 2000 am na benn ONG bu tudd groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique boobu moom moo ñuy may garab dañuy répertorier nombre xale yi am cancer ak yan xeetu cancer yi ñu xayma ñaata la ñu soxla ci garab ñu yónnee ñu ko comme ça ñu mun ko utiliser pour xale yi léegi même loolu nag du dey parce que xam nga ku lay may 2000 ba 2020 ñaar fukki at mu lay may garab benn instant dañu changer seen politique ne ñu ngi maye garab di maye garab mais tamit il faut ñii seen gouvernement yi góorgóorlu il faut ñu def dara il faut également ñu yokk formation yi pour diagnostic précoce yi di ñu koy def ba pare ñu mun a fekk xale yi pour ñu wër donc ñoom fu mu toll nii ci loolu la ñu wëlbati ko sensibilisation bi tamit am na ci solo. am na ci solo bu baax il faut ñu sensibiliser. temps bi moo ñu xooj waaye am na yeneen point yoo xamante ne bëggoon nañ ko aborder docteur Ndella en tout cas ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci li nga teew tey suñu émission Décortica Santé. waaw maa ngi leen di remercier pour intérêt bi ngeen am ci question bi parce que cancer de l'enfant feebar bu am la. feebar boo xam ne ñëpp war neen jàppante loxo xeex ko donc suñu société civile bi bienfaiteur yu nekk ci dëkk bi ku ci nekk am na sa wàll boo mën a béy ci wàll bi waaw. yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci li ngeen àndoon ak ñun ci ITV seen émission Décortica Santé di leen jox dig daje fileek fukki fan ak juróom ci beneen numéro. Décortica Santé.